Mardi 10 février 2010 mars 2020 chers téléspectateurs d'ITV bienvenue ñi ngi leen di siyaar bu baax di kontaan ci àndandoo bi ak ñun ci programme bi ñu leen di dégtal ci ITV la télévision d'ici et d'ailleurs ba waxtu wi takkusaan yéen a ngi àndandoo ak ñun donc nag takkusaan gi tàmm ngeen di àndandoo ak seen animateur ñu duppee ko DJ Padros l'animateur du peuple mu di leen gunge ci takkusaan gu neex a neex a neex du ma ci wet benn yoon bis bu jot ma àndandoo ci ak moom di Bokar Diak mi nga xamee moom mooy gérer caen bi di atayal sénégalais yi di atayal askan waaye tamit di atayal Padros ak invité yi nga xamee ñi ngi ñëw ci plateau sama Sénégal asalaamaaleykum El Hadj Boubacar Diallo. yesaay maaleykum salaam. Boubacar Diallo man. man Boubacar Diallo. dama juum. saa yow arrêté lu waay. Boubacar Diallo mais yéen a bokk tur. bokk nañu ci waaye bokkuñu sant. yéen a bokk sant. bokkuñu sant de moom Diallo la sant man Diak la sant Diak. Diak la sant waaw. te moom ay kii lañu. mais ay xeet ngeen yéen a bokk. tukulóor waaw ñoo bokk xeet. ngeen ne Modji. waaw ñoo bokk xeet. ay Baba Modji waaw yaa ma gën a xam. Bingel Bonata. waaw yaa ma gën a xam. waaw mais naka mu. waaye cool tranquille. naka teg. waaw nee naa sant yàlla yaa ngi cool. maa ngi sant. mais sant nga de sama xarit bi. moo ko oyofal rek. ndeysaan chaque jour daal da ngay génne di wane sa mënin daal. dama ko oyofal rek. mais maa ngi kontaan bu baax di char di bége di kontaanee fu waay mën a nekk rek biir réew bitim réew foo mën a toog biir réew bitim réew sa kër sa néeg sa salon sa bureau fooy liggéeyee foo mënta nekk rek maa lay char di la kontaan di la jox sa wàccuwaay di la xamal ne émission bi commencé na ci heure bu baax bi ci télé bu baax bi sama Sénégal la télévision d'ici et d'ailleurs. très bien loolu may rey ci kii bi tur bi. d'ici et d'ailleurs mu ko bëgg. la télévision d'ici et d'ailleurs. loolu mooy suñu slogan. waaw slogan dafa ma neex. waaw télé maanaam mooy télé bi nga xamee. moo boole fii ak fële. fii ak fële. waaw c'est-à-dire fii ak fële mën na nekk Sénégal ak Nigéria. waaw fii ak fële mën na nekk Sénégal ak Congo Brazzaville. tigi fii ak fële mën na nekk Sénégal ak Paris. waaw fii ak fële mën na nekk Sénégal ak Angleterre. waaw ba tey c'est-à-dire dañoo boole Sénégal lépp lu fi am. ak li am bitim réew. waaw d'ici et d'ailleurs. voilà maanaam les Sénégalais de l'extérieur dañuy gis seen bopp ci télé bi. Sénégalais yi nekk fii Sénégal dañuy gis seen bopp ci télé bi. tegi étranger sax dañuy gis seen bopp étranger yi foofu. très bien étranger yi dañuy gis seen bopp. télé bi dañ ko bëgg. télé bi maanaam image bu rafet. day jaay day tax nit ñi am envie seetaan télé. surtout te image bu ñu am ci macha allah. qualité image bi rek beneen affaire la. kontaan ci ñëpp rek. qualité image bi beneen affaire la waaw yaa bëgg na xam. amiin merci beaucoup jaajëf. bienvenue chers téléspectateurs ñu ngi jëm ak yéen 18h30 di leen gërëm ci àndandoo bi ak ñun donc ca kanam tuuti dinañ dem régie seetaan benn vidéo clip mais juste après ca kanam ku ne xam na ni Baara tey dinañ àndandoo ak moom ci plateau sama Sénégal di Baara sama di Sénégal kooku mooy Sénégal bu ñu ko waxee rek wax nañu Sénégal ca kanam aussi Amina sama people dina dikk àndandoo ak ñun waaye aussi ki nga xam ne moom moo di sunu invité tey waxoon nañu leen ko moom moo di Merry Ndiaye nekk benn xale boo xamee mi ngi nekk foofu la ci Amérique jamono ji nag ñëw na Sénégal ngir gën a mën a promouvoir li nga xam ne moom moo di musique bi muy def ñu dem régie seetaan benn vidéo bu Abou Thioubalo juste après on revient pour mën a démarrer suñu plateau àndandoo ci mën cee béggante ba 18h30. Far mori bul ko laal falaati mori
17h jot na ba tegal 17 minutes ci ITV yéen a ngi àndandoo ak ñun ñi ngi jëm ak yéen 18h30 donc kooku mooy Abou Toubolo moom nag génne na single bu bees ba clip na ko nag ñu ngi ci bégal képp koo xam ne rek doomu Pikine la waaye nag doomu banlieue rawatina ki nga xamee moom moo di Pape Bou Mbaye suma frère ma nga toog di àndandoo ak ñun foofu la ca Pikine et bu ñu ngi lay siyaar bu baax yow ak ñi nga toogandool ñëpp di seetaan waxtu wi teg nañ ataay bi comme ñun def ñoom Pape Bou waaw mais Pape Bou seen kii caay bi fan la toll da leen tolloo ak ñun bu ñu xellee léwal ngeen xellee léwal boo ko il faut ngay déggoo ñoom Pape Bou Pape Bou foo may déggante moom bu naree fur rek wax woo ko téléphone Pape Bou fu mu toll waaw xaama laaj ko ba xam ataaya bi ñoom fan lañ toll yow xellee goo léwal xellee gu ma lool maa ngi teg bàyyi ma woo Pape Bou téléphone xaaral ma woo ko téléphone laaj ko fu seen ataaya bi toll parce que ñu ànd ak ñun daal waaw ñu ànd ak ñun c'est-à-dire bëgguñu ngeen di jiwaat lu ak ñun bu leen di jiwaat lu ak ñun c'est pas normal te sama Sénégal la voilà boo koy xelleegul ngeen bëgg a xel Sénégal bu leen def noonu baaxul delloo ma xaar di ànd ak man delloo ma xaar di ànd ak man bien sûr wax dëgg yàlla xam nga Pape Bou ataaya bi fu mu toll alaaji ataaya bi fu mu toll ataaya baa ngi nii teg naa ko de fu mu toll léwal ok bu leen xelleegum tant que Bokar xelleegul yaa ngi en direct na ci télé bi déggal loolu maa la wax waaw Bokar rek nii yaa ngi en direct ci télé bi ñëpp a ngi lay seetaan waaw dëgg neexul Bokar waaw mais Pape Bou waaw Bokar xam nga lu ma bëgg mais loo bëgg Pape Bou waxal nga téye ba ma xel waa Pikine ba pare nga doog a xel non baa ma xel waa Pikine xel wàll leen non baal ma xel ba pare rek xam nga Pikine mooy Sénégal waaw Pikine dëgg neexul te boo nee banlieue ne Sénégal barki Serigne Touba Pikine ëmb Thiaroye ëmb Yeumbeul ëmb Benn Baraak ëmb Malika boo ko génnee ci Sénégal jeex maa la wax lu mel noonu Guédiawaye ci biir a bokk waaw Guédiawaye ak Parcelles ñu ngemb leen déggal loolu mais Pape Bou yow kan a toog instant bi man maa toog jigi Mbaye Seye ak Lamine d'accord Lamine Lamine waaw d'accord léegi xool da ngay seetaan télé bi bu fekkee gis nga Bokar di xelli rek ngeen xelli waaw amul problème Aïcha départal Bokar yaa jeex na kon boo nee xiir ma xelli jeex na ok à tout à l'heure merci ok il faut ñu déggoo c'est-à-dire waruñu di jiwaatlu ak yow waaw du yoon lii mooy yoon 5 heures pile la ñu war a teg ataaya bi waaw kay di ma xaar 5 heures 30 ma commencé fural nga commencé fural waaw ab bu ñu demee tuuti waaw ma commencé xel lëwal waaw deuxième bi xaar 18h29 pile ma xel deuxième waaw ñu naan deuxième daal tàggatoo waaw dëgg yàlla ñu leen régi seetaan élément sama diwaan Modou demaloon nañu foofu léegi nga xamee moom moo di ca Tëngéej bu ñu fàttali ko semaine bi yëpp ñu ngi woon foofu nga xamee moom moo di ca Tëngéej dëkk Maam Kumba Lamb foofu nga xamee moom moo di ca Dangu dañuy delluwaat foofu bu ko defee ñu àndandoo ak askanu Tëngéej ci élément boobu nga xamee moom moo di élément sama diwaan mbokk téléspectateur u ITV amati nañu mbégte bu baax a baax andi leen seen rubrique sama diwaan nekk rubrique boo xam ne ñëpp koy bàyyi xel léegi tey ñu ngi fii ci Tëngéej nekk dëkk boo xam ne dëkku cosaan la dëkk boo xam ne dëkk bu yàgg la askanu Tëngéej nekk askan woo xam ne tamit daankatu doole lañu borom yi jom lañu nekk nañu askan woo xam ne kenn du leen présenté ay askan yu différent nag ñoo fi nekk donc ñu ngi fii ci buntu Tëngéej centre Tëngéej koo wax tamit di nga wax embouteillage bi dañuy dugg ci biir quartier yi laaj cosaan yi waxtaan ak askanu Tëngéej ñu wax ñu lu bari ci di wàcc di dugg si ay pax am na ñu bari ñoo xam ne fii dañ fi damma nañ si raay bi. gis nga sunu tunnel bii nii d'ailleurs sax man tunnel de l'émergence laa koy tuddee gars yi di ma reetaan parce que vraiment tunnel boobu pour nga jaar c'est tout un problème
waaw damay dem ba damay am ay idée sax di jënd ay masques yi gars yi xewal léegi nii depuis 3 jours ngelaw li passé nii masques yi gars yi doon jël man ça fait des mois ngi nii chaque fois dama koy takk su ma mësaan romb sax gars yi dañu may reetaan quoi mais vraiment poussière bi fa nekk bu ñu mënoon jàppale wutal ñu ay passerelle danañ sant trop quoi sincèrement. waaw vraiment loolu moom sonal nañu trop parce que fii xam nga ku wax Rufisque Nord moo tax ñu naan Rufisque en réalité te lii mooy nord bi mooy li jëm côté bii nii boo jégee raay bi jëm nii nord fii mooy tax ñu naan Rufisque parce que boo xëyoon tey jii wala nga xaar ba 19h nii rek nga taxaw foofu noonu ci tunnel bi nga gis nombre de personnes bi fay jaar non da ngay xam ne même les politiciens sax ñoom xam nañ que ni Rufisque Nord ku ko gagné sax gagné nga Tëngéej non vraiment buñ ñu si jàppale woon parce que liy jóge fii di dem ville di xëy mën naa ne moo ëpp fuuf c'est que xayma bi sax day jafe parce que lépp fii la nord bi nii mais vraiment ay 19h da foofu embouteillage moo fay am pour nit ñi pour nga dox sax problème la. canal bi li ñu gën a sonal si la bokk canal boo fi toogoon ba 17h 18h à 18h 19h booy génn di dox si mbedd mi yooyu day dal sa kanam leer na ñii fi def bi teer bi ñëwee dañu tëj foofu def fa ay tiwo yi mënul évacuer ndox bi yëpp bu mënul évacuer ndox bi yëpp plus pneu yi mbuus yi lépp a ngi si biir canal bi def naa romba ngeen ko te def naa war ngeen ko filmer du dëkk loolu ndox bi du dem ndox bi bu demul nag loolu moo ñu indil yooyu xam nga am na benn période boo xam ne canal bi mën nga benn trace la woon nii mën nga boo amee basak mën nga kalaal foofu tëdd yàggul na parce que canal bi liñ ci war a def tant que defuñu ko loolu du def fii dañuy jël mairie bi ñaata nit la ñuy jël ay employés fii ci ay contracteurs ñaata nit yoo xam ne yii lan mooy seen liggéey xëy dem toog buntu maire ba sa heure wàcc jot nga wàcc bu feer yi dee nga dem fay ko mais pourquoi ñooñu mënoo si te gis nga canal bi bu setee entretien bi amatul problème ñetti nit mën nañ ko gérer mais nag bu fekkee ne nag yow da nga koy indi setal ñu nettoyé ko ba mu set ngay toogaat pour 1 an après mais day delluwaat na mu meloon ba pare tamit ñun am nañu si part de responsabilité ñun population bi da ngay wax ñu ne la canalu buur la mais buur problème bi canal bi di la indil du ko koy indil moom ñun buñ ko defaree ñoom ñoo koy sartel rek. sécurité mënoo ko am total am nañ nag sécurité parce que tamit yenn yi aussi tamit sérieusement macha allah quoi xëy na peut-être lu jiit sama juddu mais bi ma fi dëkkee ak léegi vraiment daal musuma fàttaliku fu ma déggee yenn délits yi wala yenn crimes yi fii nii ci quartier bi non sincèrement. waaw vraiment fii moom macha allah am na sécurité du ma ne nag à 100% mais au moins am na quartier yu bari yoo xam ne sécurité bi fii am foofu am ko parce que fii sérieusement man de dégguma fi affaire agression dégguma fi affaire yi nag bon peut-être am na yoo xam ne di ko dégg am na yoo xam ne doo ko dégg mais man daal xam naa ne agression ay vol ay rey nit ay yooyu non sérieusement li mu fekkee am na fi tamit dégguma ko quoi. même ci wàllu éclairage yi sax vraiment ñun ñooy génn suñu xaalis di éclairer suñu bopp suñu quartier waaw di jënd ay projecteurs di ko monter. wala sax monter ko ci poto courant yi mais di xool buntu kër bu nga xamante ni dafa habilité am na poto bu fa nekk ñu jël projecteur monter ko fa xëccee courant ci biir kër gi def fa contact muy taal di fay. donc yooyu yëpp ñu ngi ciy yëngu parce que tamit am na loo xamante ni maanaam boo nee da ngay xaar ku mel ni maire yi wala consort da ngay xaar buur boo moytul dina yéex lool balaa ngay am li nga bëgg.
foofu la ñu demoon ca Dangu di dëkkub Mam Kumbëp Lamb gis ngeen semaine bi yëpp ni mu du àndandoowee ak yéen foofu la nga xamee moom moo di ca Tëngéej nag dëkkub cosaan la ville la bu mag boo xamee fii ci Sénégal bari na ay doomi réew mi ñoo xamante ni ñi ngi fa dëkk waaye tamit tekki jariñ seen réew la preuve ci ki nga xamee moom moo di Boubacar Diallo di ko ci béggal bu baax moom doomi Tëngéej la dëgg la doomi banlieue la waaye tamit doomi Tëngéej la bari na loo xamee liggéey na ko foofu la nga xamee moom moo di ca Tëngéej ba tey suñu borom yàlla def li mu def ca moom dañu dem régie seetaan benn vidéo clip juste après on revient mën a àndandoog Bara Sama Sénégal. munoo génn douche bi. j'arrive. 4 heures de temps yaa ko def ci douche bi. j'arrive. yow xanaa lii du maquillage rek wala solo mu génn quand même. maa ngi ñëw. bëggatuma gis yi xeetu make-up. boo see xeef ak ange daf may dis ëpp. bëgg naa lu simple te bëgguma lu ëpp. bala maa dee mu naan day def ba mu tëb. tëba topp koola ba ca àll. karawu nit bu déclosure du tax mu naturel. pose ongle tatouage petite admirée ci bi yi ngeen di lekk cheveux bi rek naturel sorry woyoy fu ma jëm woyoy fu ma jëm xale bi moom nax na ma war nu ma woon lii ba ma koy doxaan woyoy fu ma jëm woyoy fu ma jëm xale bi moom nax na ma war nu ma woon lii ba ma koy doxaan tey dañ lay doxaan nga bañ ñu jooy nga takkee rëy ba di la mbele ne jigéen ñi tey ñaata ñooy topp góor ngir dërëmam duñ la yërëm bu mere fàtte teranga du la gërëm lu la neex ci yàq der xale jigéen ñi naan li ma ko def ma coo xamoo la may sa ak yàgg naa laaj ko tax jigéen ñi bëri farku si gëm sa yaru baay booy gis mbaax fis di bëri papa morceau boobu nag bari na ñu muy daaneel waaye nag sama xarit bi morceau bi da koy faj ah morceau bi dafa nice. mais yow est-ce que du ñoom lii ñu wàcc ci morceau bi da nga koy dund moo tax. non dundu ma loolu. nga doxaan gel non waaw. fekk ci moom benn comportement. fekk ci moom benn jikko. takk ko jabar bëgg comportement yooyu changé. est-ce que mënoo woon changer comportement yi avant nga koy takk. non dund ma ko de waaye xam naa du ñàkk ñu ko dund parce que amaguma jabar célibataire la. du ñàkk ñu ko dund quoi mais tamit. mais daal son. mais la moo tax nga bëgg ko yow musicalement nga ko bëgg wala musicalement dafa neex ak voix yi. d'accord voix soirée bi dafa nice. xam nga dafa nice daal son bi. xam nga soo adu ko jur. kii dàq reporté ci àdduna bi. Abdoulaye Diaw waaw moo dàq reporté. ki ko doon na ngi ci kër gi. Malick Diaw Malick Diaw. ak alxuraan. lu waay doon dee dëgër. ñu ngi lay béggee bu baax a baax El Hadj Malick Diaw. le grand reporter bu ITV ak iRadio lépp luy jëm ci sport rek jàppal ni ñoom ñoo leen koy présenté ci rajo bi moom ak El Hadj Malick Thiandoum nag dinañ ko invité ci plateau bi avant combat bu mag bi nga xamee moo dox ci diggante Siteu ak Papa Sow ngir ñu waxtaan ci exactement ci ñaari mbër yooyu nga xamee ñoo war a laale ak promoteur bi nga xamee moom moo ko organisé di PAF Production morceau combat bi nag nar a am incha allah le 5 avril foofu léegi nga xamee moom moo di ca Arena. non Arène nationale. foofu lay amee donc nag lépp nag di ngeen ko am ci ITV ñu dem xëy seetaan benn vidéo dalal Bara wala Bara mu ñëw rek Bara sama xarit bi waaw Bara Bara non dañ dem régie seetaan benn kii indil. nañ dem régie waaw nañ dem régie ñu seetaan benn vidéo. ñi ngi leen ci béggal bu baax waaye ñoom nag je rappelle ñëwoon nañu sur plateau Sama Sénégal ci lu yàggul waxtaan nañu waxtaan wu am solo juste après enchaîné nañu ci rajo bi bis boobu dafa spécial parce que auditeurs yi noonu la ñu kontaanee téléspectateurs yi noonu la ñu kontaanee ci ñi nga xamee ñoom ñoo di groupe Safari ñu yàgg di ànd bu ñu dalee ànd ba léegi dara ñaawul ci seen diggante di rappeler téléspectateurs yi yéen aussi tamit mën ngeen ñu seetaan ci Facebook bi ñi ngi en direct ci Facebook yéen suñu internet yi mën ngeen di envoyer seen ay messages du commentaire tey moom dinaa lire tuuti message ci Facebook bi
donc pour gën a mën a wane suñu diggante ak yéen suñu internet yi nga xam ne yéen a ngi ñu seetaan à tout moment ci ITV Sénégal ITV Sénégal moom ngeen di ko mën a amee ci Facebook Sénégal nag yegg si na ci plateau am di Bara mais Bara tey sañse tinga ah d'accord merci conjugué nga ko parce que sànq dama ne la sañse nga waaw loolu da nga maa wàññi bu baax yaa ngi may fàttali baaba rek léegi loolu la ma wax baaba maa ngi lay nuyu yàgg sa yaay lu mu la wax père sañse nga quoi ma ne ko sañse nga doo wax sañ seeti nga bon waaw wax dëgg yàlla parce que dans le passé yaa ngi may wàññi c'est vrai daaw dafa mel ni en retardement wàññi ma en retardement c'est vrai tu as raison waaw noonu la damay taxale rek sañse wu ma sax mais sañse nga waaw mais noir et blond mi ngi noonu baax na xanaa sama yaay la waaw mais mi ngi lay nuyu maa ngi koy fay ak sama ñaari jumelle d'accord Astu ak Aïda tey jàngi wuñu Astu ak Aïda papa nag tey moom nanga nu dédicace ndeysaan waaw Astu Aïda yéen a moom loolu ak ñu ngi seen Louga copine wala ñu bi ngi Dakar doomu Bintu Thiam bi ñu ngi fan non ñu ngi Louga waaw d'accord waa Louga yëpp nuyu naa leen def naa leen bisous plein de bisous waaw très bien mais ñu ngi lay chargé bout de chou ça va maa ngi lay delloo njukkal bu baax yaa ngi ci jàmm di la sargal di nuyu Bokar ak gaañ yi quoi très bien toute l'équipe wallaay tey ñu nar a waxtaanee lu am solo di dëkkandoo wallaay Wolof Njaay la mu ca wax nee na dëkkandoo jàmm ca gën ndax bis dina mës a ñëw bis du ñàkk de bis du ñàkk wallaay ngeen jëflante ci lu baax wallaay bis du ñàkk ngeen jëflante ci safaan waaye dëkkandoo ak dëkkandoom naka la na wër di dunde waaw xam nga dëkkandoo moom référence bu mag ba sallallahu alayhi wa sallam nee na ñeent fukki kër ci sa kanam ci sa gannaaw sa ndeyjoor sa càmmoñ xam nga ci côté yépp la wax léegi nag ndekete ñeent fukki kër ci kaw parce que boo dëkkee ci immeuble 40 étages 40 appartements yëpp sa dëkkandoo la ñu waaye nag ndekete dëkkandoo ci suuf boo dëkkee ca 40e ba 39 yi nekk ci suuf yëpp sa dëkkandoo la ñu kon lépp lu mu wax rek day barkeel donc war nga sóoraale yow kon quartier bi bu jàmm di am yéen a ngi tànqalante yokk nga sa musique xëy na am na malade am nga daayira am nga xadara am nga cant yaa ngi leen di yëngal bu jàmm di am mar day taali bu safaan di am boo yuuxoo fu sa mbokk mën a ne te dëkku leen dëkkandoo moo fay jiitu balaa mooy ñëw sa dëkkandoo jiitu c'est vrai bu dara xewee moo lay gàddu yóbbu ngeen war a séq nag tam xarit ngeen bokk cotiser ñi néew doole ak ñi am doole kenn xamul ñu rey wenn nag ku nekk jël saam yóbbu sa kër xale yi bokk école xale yi bokk daara yéen ngeen bokk jumaa ji noonu ngeen nekke seeni njaboot di duggante seeni jabar di waxtaanante di demelante di fekkelante ngeen xamalante koo am livre am mi ngi ak sa dictionnaire denc c'est vrai kon dëkkandoo jàmm moo ci gën c'est vrai rafetoo bi dimbalante bi nag déggoo bi dimbalante surtout déggoo dimbalante bi waay am na mag moo xam ne day ñëw ci jàkka ji rek ne nii di déglu rek bu tabaski jub see paa yi jàmbat yépp mu bind seen tur ndànk ci suuf bisu 2 jours avant tabaski rek benn camion mooy gaara rek rappel Padros yaa moom xar mi Bokar yaa moom xar mi Abdou Diouf yaa moom xar mi Baara yaa moom gars yi na waaw kuy def lii ñu ne ñun daal lii la ñu santoon rappel dem ñibbi ñu di ko def fekk benn way dafa di ko def ay at benn année rek ci ñoom am ci góor gu gaañu ñu teg ci 2 mois 3 tabaski jot gisuñu camion bi gars yi ne waa suñu camion fu mu nekk suñu camion fu mu nekk ñu ne kon yow ndekete sa waay moo daan joxe xaru tabaski moo fi manqué xar dikkatul c'est vrai gars yi def enquête ñu le moo ko daan def moom ñoomay nekk 24 heures mais mus sa nangu kenn xam ko d'accord loolu mooy dëkkandoo da ngay dimbalante nëbbalante auto police gaare na waaw kër diw la ñuy laajte xaw mun ko de jàllal ci koñ bële waaye mi ngi nii kër gii la boo duggee moo ne fii génnee police ñëw ramasse ñoo ñëw yóbbu d'accord dimbalante bi dafa yaatu tey ñu bari xamuñu valeur dëkkandoo bu ñu ko seetloo ba seetlu fii ci Dakar la ëppee waaw ndaxte ñi nga xam ne ñooy dëkk ku ci nekk da nga jël sa appartement ana man ana yow dëkk sa appartement boo duggee sa appartement mën nga dëkk ci kër gi pendant des années te kenn du xam ni dëkk nga fi wallaay parce que doo nangoo dugganteeg nit ñi doo nangoo saafonteeg nit ñi te loolu bés dina mës a ñëw waaw bis dana ñëw am na koo xam ne dafa ñëw juróom mu nit ñi rek du wax sax bonjour di dem
di dikk di dem di dikk ba yàlla natt ko ñu wàññi ko ci fi mu doon liggéeyee mënatu la fay am na benn terrain bu ndaw am benn baraag waa ji na ko kaay ma àll baraag bi mu dem dëkk ci baraag bi continuer yor jikkoom jooju ba benn bis benn anniversaire xew ci koñ bi benn maire traiteur jël desitu ganaar yi ñëw di ko sotti ci poubelle bi ci bopp baraag bi daan ne waaye lii yàq la waaye xoolal yi ganaar yu ne ñun xam nga jaamu yàlla bi dëkk fii ku xamoon turam sax woo ko jox ko ci ganaar rek mu fël ponanteer bi ne ko Badara daal di joxe tur wa parce que aju na ba tàyyi mais dem na ba mujj xam na ni aju ba mënatu la nekk su situation boobu li mu dund il fallait que mu wàcc loolu la def pour mën a reer keroog d'accord donc nekkin wi boo yuuxoo kenn du wall ji parce que yéen a bokk escalier doo ko tudd du la tudd waa 4e di tongoon teg waa 3e parce que waa 4e ñooy taqal 3e te waa 3e duñ taqal mukk 4e yaa ne ci kaw 3e 2e yaa yor tuq su ndaw au lieu nga téye ko ci sa loxo di nokkas comme nañuy def ca France téye ko nii ci taat wi di nokkas nii doo ko def da nga koy teg ci karo yi def kéeg kële xamoo dafa feebar xamoo dafa liggéeyul day grasse matinée xamoo daa liggéey guddi ñëw bëgg faa nekk ngay déranger ngeen di tongonte di xatalante di xëccoo ay ligne ca kaw maa war a fóot waroo fóot càccante gi yooyu xatal na nit ñi seen dundin c'est vrai mettital na ko mettiti loo xam ne bu njëkk da ngay am baraada kese doo sonn demal àbbali ma ay kaas ci bookar day attaaya nee na pareegul bu paree mu jox la kaas yi àbbali ma fourneau kër Padros mais dimbalante boobu àbbali ma fer à repasser dimbalante boobu am gisatuñu ko ci dëkkandoo moo tax nit ñi néew doole parce que léegi tu dois acheter tout d'accord mais mënoo ko mais bu njëkk li nga mënta jënd da nga koy àbbi dëkkandoo jàmm ca gën ndax bis du ñàkk dafa am benn waay boo xam ne dëkk bi société bi daf ko sonal en rama waaw daal di ne day dem léegi dëkki ca àll ba naka bu dëkk rek benn tan ñëw caali xam nga ko waaw ceeli ngeen di wax d'accord mu ne ko ana looy dox mu ne ko man day dëkkandoo rek laa bëgg a doon mu ne ko luy sa slogan mu ne ko dëkkandoo jàmm ca gën ndeysaan ndax bis du ñàkk mu ne kon yow mën na noo dëkkal le lendemain fajar ganaar sam mu ne ganaar looy wut mu ne ko dëkkandoo rek jàmm ca gën ndeysaan bis du ñàkk mu ne ko dëkkal yoor bi rek yemb ñëw yemb mu ne ko dëkkandoo jàmm ca gën bis du ñàkk naaj wi xaw a tàng tuuti ker gi sedd rek xorondoom ñëw xorondoom mu ne ko waaw bis du ñàkk ndeysaan dëkkandoo rek jàmm ci gën ñu toog tuuti max ñëw max nga xam ne lekk bant lay def mu ne di fi yaa ngi bëgg a xumb le lendemain jaan ñëw mu ne jaan kon nag yëf yi am na daaneel ku nekk wax sa slogan dëkkandoo jàmm ca gën bis du ñàkk mu ne kon nag nañ leen dëkk ci jàmm ñu dëkk ci noonu ba benn bis suñu mbokk yooyu nga xam ne ay nomade lañu suñu kal yi naar yi benn naar jaar fa yendu fa rek dem ci kër buur bi ne ko gis naa fee loo xam ne ci sa kaw la jëm dëkkin wu neex jàmm ak salaam waa ji nag xam naa ne dañ koy wutal tur kan lay doon na nag Boubacar Diallo waaw Boubacar Diallo waaw Boubacar kon Boubs ci yow lañ jël exemple ci affaire bi Boubs nag daal di xaaral sama yaay ji laay bañ mu mere ma soxna Jaara Buso yaay bu ma mere nag dañuy waxtaan rek Boubs nag boot ay loxoom rek nekk ak gaañ yi ñu nekk ci jàmm ku nekk ci li nga war a nekk ndekete naar bi dem na jaxase leen ak buur nag yónni ndaw ne bu subaa na ñëw seet na ko Boubs ñëw seet si tan nag départ dem ca grand place ba fa buur di toog déglu naar bi di wax buur ne léegi man dama ko fay jële ñu ne ko noo ko fay jële te deful erreur mu ne ban erreur la mën a def naar bi ne da nga koy sant lu mënul rek tan caali départ ñëw dellu ci Boubacar problème am na de mu ne ko gars yi de ñu ngi lay bëgg a woo te nee na dañ lay sant loo mënul mu dikk nee na ci ki ñu jël exemple nii est-ce que am na lu ci réew mi mu dikk bul xamagoo fu ma jëm kon xaaral mu nuppi yeggaleen mu ñëw ñu ne ko dañoo bëgg li
xalaat bi fi génn tey naar bee ko joxe de danoo bëgg nga jël saaku dugub ñu jël saaku dugub sotti ko ci fii ba sa kër fas yi daw ci kawam nga indiwaat saaku dugub bi te benn fepp bañ cee manqué balaa ngoon ayca mu départ caali naaw ñëw ne gars yi réunion lu xew Boubacar a ngi ñëw teg nañ ko loo xam ne attanu ko gars yi ne mais on va voir tey mu xam ne dëkkandoo jàmm ca gën ndax bis du ñàkk ñu ne nii def ganaar ne man fepp suuf bu fas yi suul dinaa ko sulli gës rek laay liggéeyee xorondoom ne man fépp fu mu nekk danaa ko roñ maag sama équipe ñu def ci saako bi ñu diri yóbbul buur gars yi ne ëpp ngoon la waxoon balaa midi gars yi indil buur saako bi ñu ne indi na ko Boubacar dellu siwaat naar bi ne waaye loolu dafa yomb ñu ne waaw lu ciy pexe léegi mu ne canne à sucre xam nga ngëjëm bantu suukar yooyu xew ci àll bi d'accord nawet lay am wala nga arrosé ko xam naa ko d'accord période bi du période am jël leen bantu gattax ñu sant ko ne ko na indi bu saf suukar bi te gattax bi xam nga dafa neutre moom te wow na caali dégg ko daw ñëwati ne gars yi deuxième crowe ñu ne lu xew sant nañ ko défi yemb ne mais loolu vous inquiétez pas ñu ne lu ciy pexe ñu ne max kaay max ñëw dajji bant bi xool ba mu nekk tube mu teg bu dajjee li ci biir ba mu nekk tube mu teg yemb ñëw sol ko lem ba mu fees ñu ne waa ji buuba yóbbul mu ñëw gàddu indil buur ñu ne lii de moom moo dàq sax li ñu daan lekk waaye léegi nag lu ciy pexe gaa yi ne pexe amul buuba dellu siwaat gaa yi nag léegi moom comme naar bi mooy indi pexe yi léegi nag ñun nañ leen jël suñu pexe ñu ne luy suñu pexe jaan ne moom est-ce que yow caali mën nga maa fëkk naaw ak man tegaat ma mu ne ko mën naa ko mu ne ko essayel mu fëkk ko naaw ak moom delloosi ko mu ne ko c'est bon nan leen dem man ak caali bu ñu demee ba yéeg ci kaw garab gi mu bàyyi ma glissé wàcc matt buur bi ci tànk mais du ma ko defal dangar danañ wut solution ñoom bu ñu dikkee ci ñun ñu wax leen nan la ñuy def ñu ne ay ca caali na cas jaan dikk teg ko ci garab gi mu glissé ñëw ci tànk buur bi rek ne ko tëf gaa yi séen na jaan la mu daw 10 mètres rek caali bi fëkk ko wut si kër gi gaa yi ne nag jaan ci day naaw ceeri ji gulet ñu gis non cee ñoom danoo gis caali bi fëkk jaan ji d'accord ñoom nag ñu gis te jaan ji gis nañ ko ñu ne kon jaan ji mooy naaw defuñu rapport dafa fëkk dara di ko yóbbu. je comprends waaw. loolu nag jaaxal leen nag ñu ne léegi lu ciy pexe ñu ne daal waa ji fii def miracle yii. nañ leen ko wooyi. ñu dëkk ne ko waa ji buur jaan matt na ko il faut nga ñëw. Boubacar. waaw waaw. d'accord Boubacar buur jaan matt na ko il faut nga ñëw. mu ne waaw xanaa ma waxtaan ak samay mbokk daan ne gars yi lu ciy pexe ñu ne ko soo demee. la koy faj mi nga ca naar ba. ñu wax ko secret bi. mu ñëw toog. aca gaawal lu ciy pexe yàlla may na la gis nañ kéemtaan yi ngi fi def ci dugub ji gis nañ kéemtaan bi ngi ci def ci band sucre yi buur bi nag jaana ko màtt léegi te jaan bi dafa ànd ak i laaf dafa naaw mun leen loolu koy yomb naa régler ci nan ci ñu ne ko il faut ñu am ab naar de naar bi na bërët ne naar am na fii gis nga boo tourné fii ñu ne ko dee dafa ndànk yëf yi jamp na te buur du fi dee nga ne fi lu ñuy soxla ci naar bi mu ne xanaa yuur gi dagg leen bopp bi indil ma ci yuur gi ma kole ko ci góom bi mu wér gaa yi tëjoog naar bi dagg bopp ba toj ko génnee ca lañ cay génnee dañ ca soxla diw ko ci buur bi te buur bi jaan gi doonu ko woon rey ndax dangar ba màtt ko ak dangar d'accord waaye il fallait que ñoom ñu supprimer naar bi nga xam ne yàq la fa nekke ñii itam xeebul yamb xeebul waa xorondom xeebul max xeebul ya fa nekkoon xeebul jaan xeebul ganaar d'accord ku ñëw rek dafa dëkkaale ak yow ne bis du ñàkk ndekete bis boobu rek lay xaar naar bi itam bis boobu rek la doon xaar d'accord lu waay def boppam dëkkandoo d'accord jàmm ca gën bis du ñàkk lu waay def nag boppam très bien Boubacar nekkaat ci jàmm buur bi nag ne ko yow xam-xam yi nga fi génnee ak may yi nga def dama bëgg nga ñëw sës ak man rëkk di ma xelal di ma xalaatal ñu séddoo nguur gi yow ak sa équipe déggal loolu waaye penc ma nekk ci jàmm maa la wax lii loolu doon na tiit jaroon na tiit ci Boubacar déedéet jaru woon tiit man da tiitaloon naa ko waaw tiitaloon naa ko de mais heureusement fi nga jeexalee alors tey ban jikko la ñu war a dëkkeek suñuy dëkkandoo ci lu rafet koo romb nuyu ko
am nga 50% déjà. très bien. salaamaaleykum. bu nee waaleykum salaam c'est bien. bu ko waxul moom moo amee bakkaar. bu subaa nga defaat ko. très bien. waaye genre bonjour boobu xoolal genre wala ñu xam ne da nga leen di nuyu ñu wax ca kaw. am na ñu xam ne yaa ngi ñëw rek ñu ne am na ñoo xam ne Baara. am na ñoo xam ne neexuñu dëkkal ci àdduna. loolu mënut a def rek ñoom dañuy sikk dañoo sikk rek. am na ñoo xam ne dañoo sikk rek. noonu la leen yàlla bindee. noonu la yàlla bindee. noonu la leen yàlla bindee. gaaf la. c'est vrai tey lan ngay jeexale ci thème bii nga xam ne moom moo di dëkkandoo. waaw li doon wax léegi nii. loolu la ñuy gën a firndeel. dëggal ko. mooy. rafetoo ak say dëkkandoo. boo leen ëppalee. boo leen munta may itam. may leen jàmm. surtout. boo rangale woon nit ñi di leen may xaalis. balaa déwén mu jeex. c'est vrai. waaye boo leen di may yar. di leen may teggin. di leen may respect. du ma sa jeex ba àddunay tukki tànk yaa ngi dund. surtout. yërëm leen ñi ngeen ëpp doole. dimbalante leen. surtout. te léegi ndimbal bi dafa yaatu de. wifi bi donc nga joxe code bi rek sa dëkkandoo bi am wifi doom ji am wifi mën a connecté donc. c'est vrai. ci ndimbal la mais léegi nit ñi duñ ubbi seen wifi de dañ koy codé. ñaari fan ñett ñu ne wifi bi faible na changer code. man de sama kër yaay boo fa demee. raxasaat ñëpp buntu kër ga day fees dell. mi ngi noonu. yooyu yëpp dafa nekk façon dimbalante bu xew. bu moderne boo xam ne na nga ko def bu njëkk. benn télé mooy am ci quartier bi. waaw. ñëpp rang. suñu kër lii ci yaay jamonoy tey. ñëpp ñëw toog. bay nelaw. wala transtel colonne ñu lay wan ay film footballu Allemagne noir et blanc. c'est vrai. ñëpp di nelaw waa kër gi duñ sëqat. duñ la tàpp. duñ la wax tëril. duñ ne su booxun duñ ne courant coupé na duñ ne télé amul. dund naa ko. 24 heures sur 24 di. c'est vrai. tegoo nit ñi rek. loolu moo rafet. c'est vrai. loolu moo baax. c'est vrai loolu dund naa ko moo tax ma ci témoigner boo demee Pikine suñu kër gu mag la. ba nii noonu la ñu ko defee tout à l'heure maa ngi woo Pape bu dugal ko en direct mu ngi naan ñu nag diw ak diw ñoo toog actuellement di waxtaan suñu démb. da ngay wax toujours Pikine. Pikine ñaari tur lañ ko jiiñ. benn bi mooy Pikine maanaam jarul Pikine quoi xam nga Pikine benn pièce la woon ci xaalis. dans les temps. ah oui. tellement que dafa nekkoon fu sori. d'accord bi ci des mooy Pékin. ca Chine. ñu ne dafa bari nit dafa bari mbooloo. Pékin foofu la baat bi jóge mais dëkku maanaam retrouvaille. par rapport ak ñu jóge ci région yi. c'est vrai. avant Parcelles ak Guédiawaye di am. Pékin ngay dikk rek xam ne yow mi dépaysé woo. c'est vrai waay. yaa ngi dëkk. Jajj. yow yaa nga dëkk Sugeer. yaa nga digg mbul yaama. jërëjëf El Hadj Bara yaa ngi dund la nga waroon dund. ci biir Ndakaaru. merci beaucoup doo dépaysé donc mi ngi noonu. jërëjëf moo tax nga am yar bi nga am nii. ndeysaan ak sa mbaax. sa noir et blanc ne ñëpp. merci beaucoup kontaan naa ñu dem régie seetaan benn vidéo juste après ñu dëkk ci sama people doogee dalal suñu invité di Merry Ndiaye. featuring ak Edmond Flow ca kanam tuuti dina ñëw ñu waxtaan ci diggante bi nga xam ne def nañu ko featuring boobu Amina nag ñëw na pour présenter nous sama people salaamaaleykum Amina tey sañ nga de. salaamaaleykum Padros comme d'habitude rek. ça va. ça va bien merci. cool Bokar naka def. yéen a ngi ci jàmm. yaa ngi doxal. waaw maa ngi jéem a doxal de. sañ nga de say kuréel joxe na de. ah cëp. waaw. gis nga de. di souhaiter joyeux anniversaire ki nga xam ne moom moo di Baye Niass parce que tey la bés bi foofu la nga xam ne moom moo di ca Ndiassane donc ca kii Léona Niassène. Léona. ah farati la sax. Léona mu dal ni ah. Gàmmu Taïba. xaaral rek man naa xam Taïba. Taïba la de. donc nag Baye Niass comme man moom dama bëgg lool Baye Niass donc ñu ngi koy ndokkalee képp koo xam ne rek sët la wala nga di doom waaye tamit di ci jiital ki nga xam ne moom moo di Baye Khalifa Dem mu Alaaji Alassane Dem ak Adjabtu Aminta Niass mi nga xamante ni Baye Niass mooy maamam donc nag ñu ngi ci souhaité joyeux anniversaire yow Baye Khalifa la ñu koy souhaité donc di la ko ndokkale bu baax a baax Amina lu àdduna bi wax ci people. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu ak te di leen baal dem ba Mbour nuyu maire bu nice ak Néné Tuuti daal di dikk si waat ci seen plateau dégtal leen seen rubrique sama people ci biir sama Sénégal. très bien. donc tey ñu ngi daal di def actualité nationale ak internationale enfin Padros c'est fini. coronavirus waxatuñu ci. donc on avait en dernier lieu benn 6 cas yu ñu suspecté woon. qui ont été testés négatifs. donc instant bi xelu ñëpp dal na. donc on est en train de parler d'un sérum. probable amaguñ ci lu ñu leer nag ñu ngi xaar ministre Abdoulaye Diouf Sarr. olof jox ñu olof gi français gi bari na de.
fexe naa ba dindi ci yow làkk anglais bi wala léegi nga làkk ko ci anglais su fekkee mënoo wax olof mu normal. non grave bàyyi wax olof bàyyi wax olof kon. allez-y ok. maa ngi jégal. allez-y. donc pare nañ ci coronavirus bi donc tey ñu ngi tàmbalee seen rubrique Sama People fii ci Sénégal avec la célébration du 8 mars Ramatoulaye su fekkee yemb na rek ñu daal di ciy jàll. donc 8 mars ñu ngi ko célébrer le dimanche fépp ci àdduna bi ci Sénégal ñu ngi koy célébrer nekkul journée mondiale de la femme c'est la journée internationale des droits de la femme. donc ñu bañ a jaxase donc tey ci Sénégal ñu ngi ko doon fêter le dimanche alors Padros journée de la femme journée internationale de la femme dafa nekk lu am solo donte la sax jigéen dañ koy célébrer bés bu jot ci 365 jours yi mais dafa dina dañu ci jàpp le 8 mars daal di koy jagleel jigéen ñi ñu war a toog autour des tables def ay thématiques sur les droits de la femme mu ngi tàmbali woon ci ni nga ko gisee nii ci écran bi ñoom ñi nga xam ne dañuy liggéey ci suffragettes yi mooy ñi nga xam ne dañuy dajaloo ci ay kii yu ndaw lu mel ni Lac Rose yu ci mel ni yooyu di discuter les droits de la femme pour le vote léegi bañ demee nag ba am droit de vote ñu ngi daal di rafetlu loolu ñu ngi laajte nag léegi l'égalité entre hommes et femmes ñu ngi laajte parité donc ñu ngi ciy liggéey Sénégal dañuy gis léegi boo gisee Padros gis Amina ci wetam boo gisee Assane gis Ramatoulaye ci wetam boo demee ci yeneen secteurs yi tamit jigéen ñi ay jàmbaar lañu boo diggee ci pêche dem ci yeneen ak yeneen donc ñu ngi nekk loo xamante ni nag ñëpp a ngi ko doon féete ci àdduna bi mais fii ci Sénégal ñu bëri dañu am nuñ koy féetewee ñenn ñi dañuy dajaloo di fecc di way ñeneen ñi dañuy dajaloo daal di def benn thématique dinañ ko gis léegi ci kanam donc voilà dinañ ko gis léegi ci kanam Ramatoulaye mooy élément bi ci topp jigéen ñu bari dañuy dajaloo dimanche bi ñii dañu doon def ay bâche foo romb dimanche gis nga bâche yi fépp ñu daal di def seen i chaise ñi togg seen i añ yu neex daal di dajaloo ci seen biir nduróole daal di toog waxtaan gis nga ñu ngi noonu ñooñu ñu ngi nekk di fecc ñoom noonu lañ koy célébrer seen journée internationale des droits de la femme am na ñi nga xamante ni comme les femmes pures et moustarchidates ñoom dañoo dajaloo foofee ci Tivaouane ngir daal di sargal seen guide muy Mouhamadou Moustapha Sy ñoom nag dañ doon wax ne la place de la femme dans la pensée de Serigne Moustapha Sy ñoom noonu la ñu célébrer seen 8 mars donc pour dire que jigéen ñi bàyyiwuñu dara bu ñu jugee ci femme pure yi ñu ngi daal di jàll ci benn genre documentaire bu ndaw bu ñu defoon di expliquer importance su jigéen ci société bi parce que il y a des femmes élites ñu wax ko Padros lu ma la jox 5 exemple foo dem léegi secteur boo mun ci dugg di nga fa gis ay jigéen surtout bàyyiwuñu benn yoon góor ñi ak benn liggéey bu mënti doon femme mécanicien léegi am na femme caméraman am na léegi da nga gis ay femmes techniciennes ay femmes journalistes mais dañu taxaw dem def benn taxaw seetlu ci benn femme bu ñuy woowee Koumba Touré waaw mu nekk jigéen sénégalaise la moom mooy jiite African Rising boobu nga gis noonu mais jigéen la bu nga xamante ni Padros man dama ko naw jot naa ko rencontré benn yoon mais dafa nekk femme bu brave boo ko gisee mu ngi def ay dreadlocks yu rafet ni style bu authentique boo xamante ni c'est la femme africaine kooku dafa bokk ci 100 femmes yi gën a influentes ci Afrique Padros ren lañ ko nommé en 2019 lañ ko nommé mu bokk ci 100 femmes yu gën a influentes ci Afrique mais à travers le monde entier aussi muy def benn liggéey bu mucc ay di soutenir jigéen ñi di leen jàppale di leen taxaw yaa ngi dégg di lutter contre la marginalisation de la femme di lutter aussi contre les violences basées sur le genre maanaam yow parce que jigéen nga man maa la gën loolu dañ ko fiy jëlee donc soxna soo suñuy wax Koumba Touré nekk na jigéen bu taxaw ci liggéey boobu moom nga gis noonu ci écran bi jigéen la bu mën góor donc bu ñu jugee ci loolu aussi ñu ngi cité ay jigéen yu bari fii Sénégal ñoom Mame Diarra Bousso ñu ngi cité Mame Fawade Wele ñu ngi cité Aline Sitoé Diatta Njëmbat Mbodj et j'en passe donc jigéenu Sénégal mosuñoo des ginnaaw tout le temps dañuy nekk ci kanam di diriger tout ce qui est politique ou autre plan bu mu mën ci doon bàyyiwuñu benn yoon góor ñi ak liggéey bi donc bu ñu jugee Sénégal Padros dañuy daal di dem États-Unis dañ fa am nag li nga xamante ni benn découverte la li ñuy wax VIH sida dañu am un deuxième patient bu nga xamante ni dañ ko faj ba mu wér donc depuis 3 ans la nekkoon di def greffe
ci moelle épinière bi mooy lii nekk ci diggante yax bi foofu lañ ko doon defalee greffe ngir mën a defal ko benn dialyse raxas deret bi ba mu set ngir mën a génnee ci moom li ñuy wax jàngoroy sida bi benn yoon la amoon c'était en 2010 10 ans après amaat na en 2020 mu nekk li nga xamante ni tey ci suba lañ ko tasaare ci réseaux sociaux yi ku ci bëgg a am lu la reer rek da ngeen dem ci internet bi xam naa E-Media dinañ ci bind ci kanam donc loolu lañ leen fi indiloon ci seen rubrique sama people tey Padros ñu daal di gàttal tuuti rek macha allah waaw kay gàtt na am na solo gàtt na am na solo macha allah nuyu ñu waa Mbour bu fekkee da ngay dellu Mbour waaw damay dellu Mbour daal di nuyuwaat maire bu nice ak Nene Tuuti ak waa kër gu mag nuyu suñu waa kër nuyu waa campement Ngekoof waaye daal di dem ba foofee ca France nuyu Mame Penda Niang borom ceeb yi neex yi nuyu waa Maroc di leen dig daje àjjuma insha allah di remercier bu baax Adji Diallo ci tenue bi Padros moom ma yàq fii rek comme d'habitude écritel bi dina jàll léegi écritel bi dina jàll donc moom mi léegi nga xam ne moom moo di Amina ki ko habillé donc léegi-léegi di ngeen gis écritel bi mu def jaune blanc noir waaw génn sama couleur génn ci hiver bi daal di bëgg a dugg ci printemps foofu toj na foofu ne rajo ñu dem régie seetaan vidéo clip dalal sunu invité ngir mu àndandoo ak ñun ba 18h30 di Merry Ndiaye. Guité Seck featuring ak Merry Ndiaye nag waxoon nañu leen tey moom mooy nekk sunu invité ci plateau Sama Sénégal bu nu fàttali ko Merry Ndiaye baayam kilifa la gu mag ci musique sénégalaise lu ne liggéey na ko fii ba tey ji moom doomam mu ñëw bokk ci way wi nga xamante ni papam mi ngi ci woon di Abdoulaye Ndiaye ñu di ko nuyu mu nekk foofu la ci Amérique tey nag dalal nañ ko ci plateau Sama Sénégal dañu koy bàyyi mu nuyoon téléspectateurs yi nuyonteeg waa Sénégal waaye nuyonteeg waa Gambie ak waa Amérique. asalaamaaleykum Padros maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi ma fi fekk. di nuyu équipe ITV. di nuyu waa Gambie. di nuyu waa Atlanta. sama yaay sama papa maa ngi nuyu ñëpp. d'accord kii mooy Jack Barada. ma présenté la ko Barada maa ngi lay nuyu Jack Barada ataaya rek lay def. Mbadou. ataaya rek lay def ma saf. waaw léegi nag kii. day làkk anglais. waaw day làkk olof. ah bon. man maay gérer olof bi jox la anglais bi. tey bii daanaka wàcc yow. waaw bàyyi ma gérer olof bi. man nga dama naam anglais. de dama ko mën. dama ko mën lool macha allah yii. moom nga day tàmbali ma fekk ko ci rek. d'accord te Mady. waaw ca kanam mën ngeen jokkoo parce que da ngay bëgg a communiquer ak sa mbokku Gambien yi. oui ak waa Angleterre. donc mën ngeen wax yéen ñaar ngeen partager en anglais. baax na très bien alors Mady tey dëgg la sa papa. ndaanaan la. waaw. sa papa liggéey na lu bari ci musique sénégalaise. sa papa li mu doon daanaan bokk ci musique bi moo tax nga ñëw ni force da ngay bokk ci musique bi wala talent bi nekk ci yow. même pas. parce que sa papa mën na nekk ci dara taxul nga mën ko. tey soo gisee ma dugg ci musique c'est parce que daf ma neex. ma am lu ma like ci musique bi moo tax ma dugg ci. am ci passion la quoi. passion waaw. d'accord passion la ma am ci interest. ma jàng ko dem école jël cours jàng ko et tout loolu rek a tax. d'accord dafa tombé rek. dafa tombé kan moo la inspiré exactement ci chanteuse yi nga xam ne ñu ngi ci monde bi wala fii Sénégal. man wéykat yi laay déglu ok muy wéykat sénégalais gambienne. mais bi nga nekk xale am na ku la inspiré. man nag son ndeer laa ñu ko woy. son Alioune Nder. ah oui. oui son Alioune Nder laa ñu ko woy sama yaay daf may wax di ba nga nekkee xale da ngay tiit ci nelaw ne cey alaaji. damay ban morceau la boobu. mooy xam nga ne man téema wéy la alaaji. d'accord su ma la wooyalee. mbay jéeme yaay sooy. ndeysaan. alaaji Moussa Pego deena alaaji. woy boobu laa njëkk a woy. alaaji bu Alioune Mbaye Nder. oui d'accord moo la inspiré moo la gën a inspiré pour nga nekk parce chanteur. que Nder nag bokk na ci artistes yoo xam ne sama papa mun naa wax ne moo ko njëkk a indi États-Unis bi muy indi Nder États-Unis fekk lu ndaw la indi na ko fa lu bari may seetaan musique am di ko déglu et tout di ko topp kon mun naa wax ne Nder bokk na sama inspiration. d'accord nga nekk chanteuse bu Sénégambie. c'est-à-dire di bégal waa Gambie waaye di bégal waa Sénégal. exactement lan ngay liggéey ci musique bi. ci diggante Sénégal ak Gambie. diggante fi mu nekk di moom xam nga mbalax moom. munoo ci génne Gambie munoo ci génne Sénégal. c'est vrai mbalax mooy suñu musique mën naa wax parce que ñoo bokk làkk bi Gambie ak Sénégal mën naa wax ne benn la. fi mu nekk nii nag ñu ngi ci son mbalax yi. d'accord yéen a ngi ci son mbalax yi. dafa xaw a difficile tuuti. pour nga ñëw def 100% mbalax. waaw bi ngay soog a ñëw gis nañu. afrobeat afro trap. nga ëpp li ngay def ci musique. exactement idée bi fan la ci sa papa la wala yow yaa am envie def loolu. parce que dafa mel ni man
comme ni ma ko waxee rek man Gambienne laa Sénégambienne laa américaine laa mënuma ñëw rek def 100% mbalax parce que mënuma fi ñëw ba mbalax fi dàq fi mbalax ñi nekk fii di mbalax so man sama musique dafa day laa lépp dafa xaw a universel mun naa wax ne benn genre world music la boo xam ne am na touche afrobeat am touche mbalax am touche R&B tuuti loolu la d'accord am na touche R&B ak mbalax bi nga ñëwee lu ci ëpp ay featuring ngay def def nga featuring ak Edmo Flow. oui def nga featuring ak Abdou Guité Seck. def nga featuring récemment ci single bu bees bi nga génnee. di Angel n'est-ce pas. d'accord Angel ak Baye Babou. pourquoi featuring yi. mën naa xam ne dafa tombé rek parce que Angel sax ci boppam moo nekk first song premier son bi ma enregistré sama carrière musique. maa ngi enregistré son bi fin 2016 2017. ah ouais. so plan bi mooy son boobu lañ jikkoon bëgg mu génn. mais son bi biñ ko envoyé Sénégal fii R&B la son bi R&B version R&B la woon. version R&B. waaw léegi bi ma ne ok ma déglu ko ma ne bëgg naa son bi ma am tuuti touche. d'accord touche Sénégal d'accord ci laa ko envoyé sama nijaay muy tonton Papis Ndiaye ma koy nuyu moom tam. c'est vrai Papis Ndiaye bu ma koy nuyu de passage sama papa la sama nijaay la. ma envoyé ko son bi. bi ma ko envoyé son bi ci la defar son bi def version mbalax. tombé mu ngi bokk studio ak Papa John. moom tam maa ngi koy nuyu xam naa mu lay seetaan. mu woo ma ci projet am. bi ma woowee ci projet am nag mooy muy def projet am bi muy def mooy album bi le cœur de CEDEAO. ma woowee ci album bi version international anglais. ci laa tasee. waat nga ci album boobu. oui maa woowee version anglais bi. bi ma demee foofu ma tasee fa ak Edmo Flow foofu laa xamante ak Edmo. xamante nice ci lu gàtt nii. ñu def son bi mooy So in Love bi. après So in Love. chanson après boobu ñu dajewaat ma dajewaat ci studio bi ak Abdou Guité. tombé Abdou Guité am naa benn histoire ak moom parce que sama papa da ko daan indi États-Unis. bi Abdou Guité ñëwee xam naa ci la ko yàlla dëggaloon rek si lañ def son bi. Believe moom nag mu njëkk a pare. tombé rek son bi njëkk a pare après ñu ne pourquoi pas duñ ko génne rek. ñamal ni tuuti ñu xam Mairie Ndiaye tuuti noonu la jaaree de après boobu ñu génnee bu. Edmo bi léegi ñu génne bu Baye Baba mais incha allah. léegi moom dañuy téye fi ci liñ tuuti. d'accord ñëw ci ginnaaw wax lañu kii. sama xam est-ce que tamit nekkul yow. waaw lu sa papa xam musique maanaam yàgg ci lool xamante ne musiciens yi mag yi moo tax sa featuring ak ñoom yomb. est-ce que parce que ñun ay ndaanaan lañu yoo xamante ni jombul artiste di gaaw a jot ci ñoom bañ def featuring. parce que bu nekkoon yow kese xam naa ne pour nga jot ak yenn featuring yi day compliqué est-ce que sa papa moo tax nga am benn kii benn niveau. nangu naa parce que bu ma comme ni ma ko waxee rek xamante mooy waral lu bari. xam nga tey mun na am na li tax def ma fi ci nag yeneen artistes yi parce que xaw ma leen. mais dafa jaarale sama papa rek xamel bi sama papa la jaar. parce que sama papa andi na leen États-Unis ñuy joué foofu noonu kon xamante bi mun naa wax yàgg na sama diggante ak ñoom. léegi bi mu jotee mu yomb rek. encadrement bu baax nag la am ci côté papam dañuy am confiance ak dal xel mu dal ci carrière am donc gëm nañu ni incha allah dina def lu bari depuis quand yaa ngi commencé 2016. 2016 laa enregistré sama premier son. depuis quand nga commencé sa carrière professionnelle. démb la am 1 an. démb la am 1 an. démb la am 1 an oui. aussi dañu lay souhaiter joyeux anniversaire. merci parce que beaucoup. dimanche la woon sa anniversaire. oui ñu prolongé ko. démb la am 1 an. album ñëwagul ay single rek ngay def succès bi ñëw na. naka nga koy dundee. pour man naa defaguma fi dara. pour man tojaguma fenn. non tojagoo mais succès bi mi ngi ñëw. même succès bi sax yegg seegul. fi mu war a yegg sax yeggagul foofu noonu. dama koy sant yàlla bu baax parce que mën naa wax ne ci li ma am ci 1 an ay artistes yu bari. moom mën naa wax ne c'est pas facile ah c'est pas facile. c'est pas facile. musique neexul de. featuring moo ko may doole. waaw featuring yi may ko doole waaye aussi carrière professionnelle bi mu teg. featuring yi ko may doole ki mu doon featuring yi dinañ ko yéex xam ne parce que musique suñu seeree Sénégal bii ay Viviane fi di toj ay Ami Collé Dieng ay Titi def di yëngal. mais moom dafa mën a way. non loolu mais kii daa ma ko dimbali de. bu doon loolu du egg si fii de. mais xam nga ni moom mën na way. waaw mën na way moom xamu ko ci dara. waaw mais am xamu ko ci dara. parce que amul seetaan déglu benn morceau moom kese. ay featuring lay déglu. waaw moo tax ma ne la. déglu ko après bii. ci lañ ñëw nag ma may leen son yi man kenn son yooyu ñoo dàq yi ngeen dégg sax. ah ouais. oui d'accord album bi kañ lay ñëw. album bi da ngeen def nànk rek. kon dañuy continuer di jox ay single ba ci kanam. oui mais album bi dina ñëw incha allah. te comme ni mu ko waxee rek. àdduna fii ñëppay jàppalante. ñëppay jàppalante tey mun na am ne sama xamel nii ngeen ma xamee. mun na am yàlla da ko jaarale ci Abdou Guité. wala mu jaarale ko ci Edmo wala mu jaarale ko ci Baye Babou. mais yaakaar naa ne tamit bu ma mënuloon woy du ma woy ak ñoom de. boo mënul woon woy du woy ak ñoom. bu mënul woon woy du woy ak ñoom.
mais da nga naan ataaya. non non waaw du naan ataaya kii jigéen la waaw benn kaas bi xoolal koo ko jox foofu rek. alors tey musique bi saturé na. fi ngay ñëwee pour nekk artiste. fi ngay ñëwee pour wane sa bopp. fi ngay ñëwee pour proposer Sénégalais sa ay produits. est-ce que musicalement wala mentalement di nga toog xalaat ni di nga am dara. oui bien sûr parce que xam nga booy def dara bu fekkee ne yow sa jëm bopp gëmoo ko du dem. foog man li may def ma gëm ko sentir ko am benn énergie bu ma ci def pour mu mën dem parce que tey mën naa def son ne ok neex na mais bu ma ko gëmulee du ma am pas-pas bi du ma am énergie bi pour promouvoir ko pour ñëw ci télé yi di ko promouvoir pour yóbbu ko fenn wala pour dugg studio sax parce que ak musique ni mu méttee musique dafa métti musique pour defar musique sax ak ku xam musique ak son benn son sax pour defal ko sax dafa métti. c'est vrai topp ci promotion bi ak lépp. kon dama ko gëm moo tax. dama ko gëm oui. d'accord alors yaa ngi Amérique. yaa ngi Sénégal yaa ngi Gambie. naka ngay boolee ñetti pays yooyu ak musique bi. ak lan nga bëgg a indi ci ban style musique nga bëgg a ñëw imposer ko proposer ko à ce que ki mélomane yi. comme man ni ma waxee rek man sama musique ku ko déglu dafa am benn touche boo xam ne. dafa am vérité comme ku ma déglu na xam ne ok du 100% mbalax mais du 100% R&B du 100% afrobeat ménage la. parce que man loolu la dama. c'est comme ni ko waxee bëggal waa Amérique. bëggal waa Sénégal. bëggal waa Gambie. oui loolu la. d'accord c'est pas facile nga ñëw. tey ñu d'accord. oui c'est pas facile. non c'est vrai que def nga ay featuring Abdou Guité whatever. mais techniquement. naka ngay liggéeyee ci musique. comme ni ma ko waxee rek. yow la wala sa papa wala kan. techniquement. papaam la. sama papa wéyul de non man maa wéy mais nag. papa wala kii wala. soo may na ko defal lii defal lii. waaw mais bàyyi ko mu tontu foofu. non loolu am na mais dafa mel ni tey fo techniquement ak bu ma duggee ci studio sama papa ak lu ma mënti dimbale. tey dafa may wax tout le temps dafa may wax tout le temps mën naa la yóbbu ci ndox bi mais mënuma la forcer naam. dafa mel ni tey bu ma demee studio sama papa mën na def yóbbu ma ci studio yi ak ñi gën a rëy ci àddina. mais bu ma mënul wéy. c'est vrai. bu ma mënul li may def du dem. tey nga koo wayal tuuti benn affaire ndax xelam dal wayal ko benn affaire xelam dal. To achieve you must believe where there's a will there is a way. All you have to do is believe in yourself. yow Mary Ndiaye man yow yaa doon seet yaa ma jaarale na sa melokaan. comment. ba léegi nag moom. kii sama noonu la. kii sama noonu la mais baax na. ma leneen lu bokk ak lii ma xool. leneen. comme lan. leneen. loo ko way rek cofal ko. suma sañoon man ak yow sunu mbëggeel day gën a neex day gën a neex kon boo ma soxla Banjul ba koy na foo ma woo ma wuyu la. xanaa lii léegi xanaa d'accord nga. waaw d'accord alors ñu dem régie seetaan benn clip bi nga xamante ne génne nga ko récemment. di Angel donc juste après bu nu dellu si waatee ñu waxtaan ci morceau bi nga xam ne def nga ko featuring ak Baye Babou. jël di morceau bi nga xamante ne génne nga ko featuring ak Baye Babou musicalement. dafa nice. waaw travail bi lan la. musicalement comme ni ma ko waxee rek son bi ma defee R&B version bi. dama sentir ne dafa war a am touche sénégambienne. si laa ko envoyé sama nijaay Papis Ndiaye comme ni ma ko waxee. ci la def version mbalax bi mu job ko defaraat son bi. def mbalax woo ñoom Cheikh Anta ñoom Seydou Jamal. ñoom Ndungu sama papa yi maa ngi leen di nuyu. ñoom tam oui surtout oui. d'accord tey fan la projet yi toll après 3 singles yi nga jotagum def. fan la projet yi toll ak Mary Ndiaye fan la jëm parce que actuellement da nga ñëw Sénégal pour toog wala da ngay delluwaat. damay delluwaat mais li mu fi dese damay toog tuuti après ma delluwaat. da ngay toog tuuti yeggali quelques projets. waaw yeggali quelques projets def ay clip def ay singles yoo xam ne Mary Ndiaye rek lay nekk. bu paree ñu jublu ci album. dootul amati featuring kon. pour léegi dañ koy téye. mais bu fekkee ne am na featuring sax dama koy téye. mais man dégg naa featuring ak Wally Seck ñu préparé waaw. foo leen déggee loolu. Amin. incha allah non mais wax nañ ma ko lu leer la nag xam man du ma jël for ay affaire rek di wax ni featuring ak Wally Seck exactement lan la. nga ne. featuring bi ngeen di préparé yéen ñaar. non déggoo ma ne la bu fekkee ne featuring dafa am sax du ma ko wax. ah ouais. parce que li nga jotagum def ci featuring dafa bari.
nekkuloo sax léegi man dafa am lu xew fii lu ma seetlu yéen bëgg leen featuring yéen bëgg leen featuring dafa am loo leen bañ ci featuring non bëgg nañ featuring mais kii mooy man bëgguma featuring man bëgguloo featuring neex na trop mais balaa nga def featuring moom ba na bari nga wane sa bopp yow kese nga way ñu dégg non mais kaay ma wala tey bu may def featuring tey bu sama parti jotee maa koy wéy kenn du ma ko wéyal c'est vrai léegi waxtaan leen ci anglais ndax ngeen communiquer en anglais mais il faut que tu parles avec moom en anglais. You want me to say it in English so you can understand it? Suukar na suukar. Bokar kii dafa bëgg a waxtaan ak askanam yi nga xam ne ñu ngi si Gambie ak Amérique. wax ak moom yes. léegi. You want me to say it in English so you can understand it? Yes. Okay. Yes. Me doing a featuring takes nothing away from my talent. Ma traduire ko. Yeah, no, you featuring you. You want I don't know featuring. You song génn après you Sénégal people you découvrir. I don't know featuring. Featuring 3 by Babou featuring. Oui. Abou Guité Seck featuring. Gone googu noonu. Et même faut featuring. Oui. Il faut featuring you black you featuring and you and one voix et one deck et waay. léegi tontu ko ci loolu en anglais parce que li mu wax ni c'est important. li mu wax ci boppam laa. dégg nga li ma wax yaa gën a dégg li ma la wax yow yaa gën a dégg li ma la wax li ma wax leer nañ ñu la def question la posé question. dafa ne. ouais. ci li ma ñot ni loolu la wax. en anglais Mary. What you say you want me to do no more featuring? Yes. Okay, that's fine. Yeah. But me doing featuring doesn't make me not an artist. Okay. dafa mel ni tey ma jox la exemple da ngay déglu afro bi. Bien sûr. mais afro tey nigériens yi mën nañu nekk ñoom 10 ñoom 10 ci benn son te taxul day nekk ñëppay lekk son yi day am des milliards de views te taxul wàññiwul kenn ndaanaan bi mu doon tey Tiwa Savage mën na nekk ci benn son ci di ma nekk ci Peace Queen nekk ci Flavour nekk ci ñëpp nekk ci benn son bi te taxul ku nekk wàññiwul wéykat bi nga doon en fait. Très bien d'accord. non macha allah da nga mën a woy nag. da nga mën a woy. il est comme ça moom c'est-à-dire il faut mu wax loolu quoi. dafa bëgg a wax voilà il est comme ça alors Mary temps bi jeex na. oui tey lan ngay projeté à part single yooyu kase lan la ñuy xaar ci Mary Ndiaye ak Mary lan lay promettre Sénégalais yi ci carrière am. fi mu nekk nii comme ni ma ko waxee rek ñu ngi def liggéey ci single yi ma may leen album parce que fu ma dem rek nit ñaa mooy laaj album mais juste parce que nit ñi dañ ma koy laaj rek mi nu ne dama koy def album nag koy pare après bëgg naa tam Sénégalais yi ak Gambien yi ak àdduna gën ma xam mënuma ñëw rek joxe album kenn du ko jënd parce que kenn xamul ko pour gën la découvrir ci réseau yi naka la ñuy def pour am ak yow proximité. si réseaux sociaux yi boo demee sama touriste Mary Ndiaye. juste MARY. Mary Ndiaye. Facebook ak Instagram. Facebook Instagram. boo defee Mary Ndiaye officiel rek. dina ñëw di ma gis Instagram lu ñuy def. da ngay def boo defee da ngay def. voilà Mary Ndiaye da nga def ITS. waaw ITS. MAR ñetti Y. 3R di nga gis mu ñëw def Mary Ndiaye officiel ITS MAR 3R nga am Instagram am voilà Snapchat ak yeneen yi parce que fans yi foofu la ñuy gën a jege seen artiste ci réseaux sociaux yi léegi boo demee foofu rek même bu deful li nga wax noonu rek bu defee Mary Ndiaye officiel rek dina ñëw dañ ma gis Mary Ndiaye officiel ci YouTube même chose Mary Ndiaye Facebook Instagram lépp moom la. très bien dinañ ko bàyyi xel c'est vrai que bi mu ñëwee ak léegi yàggul 1 an rek la dafa gum ci carrière mais tey ñu ngi koy découvrir bu baax a baax ndax talent bi ci moom ñu ngi koy découvrir aussi ndax encadrement bi nga xamante ni moom moo nekk ci moom professionnellement day liggéey professionnellement lépp mi ngi koy def di ko teg ci yoon waaye tamit di féliciter bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di staff bi nekk ci ginnaaw di jàpp ci liggéey bi lan nga tàggatoo ak Sénégal. maa ngi tàggatoo ak waa Sénégal waa Gambia waa États-Unis di tàggatoo ak équipe bi ma fi fekk waa ITV di rafetlu invitation bi kontaan naa trop di leen wax ñëpp ne nañ xaar Mary Ndiaye incha allah xaar leen Mary Ndiaye bàyyi leen ko xel bu baax li muy def am na solo Bokar merci Adama inchallah à tout à l'heure aussi ci rajo inchallah d'accord dinañ la indi ci rajo bi aussi pour gën a promouvoir li nga xam ne moom moo di liggéey bi pour gën a jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di profité di ci nuyu sa papa depuis Amérique di père Abdoulaye Ndiaye mi nga xamante ni moom suñu papa la suñu kilifa la chers téléspectateurs merci beaucoup merci Mr Bogos sama xarit Bogos suma lépp mais Bogos tu es beau comme ton nom tu es beau Bogos tu es beau tu es bon tu es beau tu es bon
merci beaucoup Ramatoulaye suñu réalisatrice bi ñu ngi koy gërëm bu baax ci côté réalisation merci beaucoup Madoudou ci côté lumière merci beaucoup Dia ci côté caméra gauche waaye merci aussi ki nga xamee moom moo di Assane ci côté coordination merci DJ Mo ci côté son dañu koy gërëm bu baax Amina sama people merci beaucoup merci Bara ci côté rubrique Sénégal donc nag di gërëm bu baax téléspectateurs yi merci beaucoup grand ami chef technique bu ITV di leen jox rendez-vous tout à l'heure ñu ñëw daje ci iRadio 19h ba 20h45 lu mooy loolu demain inchallah 17h ba 18h30 di leen bàyyi ngeen wéy ak programme bu ITV jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm ba tout à l'heure ak jàmm ci iRadio merci beaucoup Mary Ndiaye amul coow ni dongul la mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal